mbokk yi ñuy seetaan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dellu siwaat nañu ni ñu ko baaxoo aljuma bu nekk ci seen émission Al Irchad ak beneen numéro bu bees comme ni ñu ko baaxoo ci aljuma bu nekk suñu xemmeemteef ak objectif Al Irchad mooy orienté leen dimbali leen ba seen nekkin mën a sell bien-être ndax loolu dafa aju ci dundinu jullit bokkoon na ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di gën a muslu mooy tawat ndax bokk na ci noon bi gën a bon ci jullit loolee nag day ànd ak nga mën di faju bokk na ci li musal nit ki ci wàllu tawat loolu mooy li tax ak Biokénéa ci njiital sëñ Gora Seye le serviteur de l'islam chaque jour benn hëdëf la ñu am àlasasi yi muy objectif di def ay gëstu du nelaw guddi du nelaw bëccëg ci jàngat nekk ci ay laboratoire dugg génn uniquement ngir trouver nit ñi loo xam ne ñoo ko moom non seulement ñoo ko moom waaye day fekk mu tegu ci wàllu xam-xam ñu mën koy jariñoo mën koo présenter itam fu nekk loolu mooy li tax chaque jour ak produit bi ñuy indi wala benn garab bi nga xam ni moom la ñuy indi présenter leen ko xamal leen ni nekkate am na taxawaay bu am solo ci seen wàllu santé encore une fois ñu koy sant bu baax ci disponibilité am di ko gën a ñaanal yàlla dooleel ko yàlla kantanal ko ndax cawarte gi mu am ci taxaw nit ñi ngir ñu nekkin wu sell sang bi mu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi ñuy seetaan balaa ñu jublu ci waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Mouhamadou Mansour maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan encore une fois ci sa émission bu am solo bi ñuy wax Al Irchad comme ni ma la ko yàgg waxee dafa nekk émission boo xam ne dafay orienter nit ñi ci seen njariñ et c'est très important te gis nga émission yi ñu fi jot a def yëpp ci ngir laabire nit ñi dimbali leen ba ñu mën a xam exactement garab bu ne lan moo ci nekk ci ay principes actifs lan lay faj lan lañ ci war a wattandiku ak nan lañ mën a fajoo ñu dem ba mu yàgg ci sa xalaat ak xalaatu partenaires yi nekkal ñu ne déedéet nañ defal nit ñi ni nga ko tuddee woon PCA. waaw PAC. PAC. prêt à consommer. prêt à consommer donc léegi yaakaar naa ni fii ba Chicago. fépp prêt à consommer yooyu nga xam ni Biokénéa liggéey na ko ak suñuy partenaires yoo xam ne tam dimbali nañ ñu ci wàllu recherche wàllu laboratoire. xam da nga daan jóge fii dem ba Ghana di ko fa ut léegi am nañ ñu ko yombalal. ba ci noonu sax tënk naa ko ci benn livre boo xam ni ci ay xeetu garab yu bari. tome 1 bi dina génn ci mois de juin bi incha allah. ñu fës nañ ko yéene lancé fële ca chambre de commerce di gërëmaale sunu président boobu Saw. ndax yombalal nañu ko ba mën ko lancé ba nit ñi gën a xam nature bi ak la médecine ni mu nekkee benn mbir nga xam ne du ñaar. xam nga Mouhamadou Mansour soo xoolee plante yi moo xam plante bi ñax la moo xam garab gu taxaw la moo xam sax yàlla sax ci àll bi li ci nekk ci ay ferñeent su ko nit ki gëstoo xam ko dana xam ni dara ëpp ko doole ndax comme ni nga koy gisee ferñeent yi nekk ci plante yi muy les molécules ci benn plante da nga ciy fekk plusieurs molécules yooyu dafa am yoo xamante ni ñoo actif par exemple molécule sàngam moom mooy faj par exemple drépano bii mooy faj asthme waaye di nga gis ci benn garab googu am luy faj asthme am luy faj infection pulmonaire am luy faj sinusite am luy faj rhinosinusiite ci benn garab bi. d'accord. il reste kay ce que ñu mën a isoler. molécule principe actif bi ci ëpp doole ci feebar sàngam ñu mën ko isoler par exemple liy faj drépano wala liy faj asthme ñu mën ko isoler moom kese par rapport aux autres molécules. moo tax la richesse qui se trouve dans une plante par rapport à des molécules c'est extraordinaire. moo tax il faut que sunu borom xam-xam yi ak gëstukat yi. ñu xam ni ñun gëstu nañ ba noppi am na borom xam-xam yu gëstu yu wóor waxuma la ay faju cosaan loolu dama koy dàq. ay médecine traditionnelle dama koy dàq. je vous parle de la médecine par les plantes. la nature et la médecine mu nekk loo xam ni dafa wér
bépp molécule boo fi gis bépp garab booy gis ci àdduna ci Sénégal ci àdduna principe actif ba koy doxal ñoo ngi ko jëlee ci plante yi isolé ko transformé ko synthétiser ko en molécule chimique quelque chose comme ça kon nag dama bëgg ñu xam ne plante bi tey bu ma jëlee benn xob ci garab yi ñuy bëgg a waxtaanee xob bi la cay nekk ci acide la cay nekk ci ay molécules la cay nekk ci ay vitamines dafay bari benn bu ci ne am na lenn lu ko tax a jóg mën na faj boo ko isolé mu gën a faj boo ko mënee composé ak lu koy gën a mën a may doole mu gën a am doole donc comme ni ma la ko waxee les plantes c'est de l'art de pouvoir les connaître les composer c'est très important mais mu bañ a nekk ay tàndale parce que am na sax ñu may dégg jamono yi nga gis ni pour wax ci plante wala wax ci virus wala wax ci dara di def des erreurs alors que lépp dafa la jàng. utiliser ay termes yoo xam ne terme xam-xam la te xamoo sax lu muy signifier. xam nga terme xam-xam boo xam ne xamoo lu muy signifier jàngoo ko. sooy wax nit ñi dañuy yuuxu parce que tu parles des conneries. wallaahi. alors que une connaissance dafa war a nekk lu avéré loo xam ni mën nga taxaw un peu partout. lii ñuy def nii dañ daan dem Gano. si ay borom xam-xam ay phytothérapeutes yu mag. ñu invité ñu mag. ñuy démontrer sur des plantes de A à Z yoo xam ne ñooy fayal fii en 2014 maa fayal fii sama billet fay sama lépp dem ba Ghana liggéey fa loo xam ni xamuñu woon ni Sénégalais yi mën nañ loon ci plante bien vrai que ni Ghanéens yi wala les autres pays africains sont plus développés que nous par rapport à ça loolu moom am na moom voilà. alors mbokk yi def nañu taxdim bu am solo muy ouverture bu am solo ci xam-xam kenn du ko tandus. xam-xam dafa am ay précision da ngay jóg xam fan ngay dem précision boobu am ci yoon bi ngay jaar noonu itam la xam-xam mel te dañu dëkk nag ci benn environnement benn tabia boo xamante ni bii dafa nekk ak ay garab yoo xam ni ci la ñuy fajoo tey ñu ngi waxtaanee garab bi tudd lantana sang bi la mooy lantana. waa lantana Camara sant bi moom bëri na Sénégal Camara. bu ko defee ñun sax dañ koy tuddee madame Camara loolu nag xëy na di nga xam lu tax yow. waaw dinaa xam lu tax damay noppi. waaw da ngay noppi rek donc lantana Camara. garab la boo xam ne bëri na ay tourant ci Afrique. waaw. am na ñu koy tuddee sax ay dute Gambie. waaw. am na ñu koy tuddee Chelsea soo demee fële boori Kenya. garab la goo xam ni itam bëgg na tàngoor. bëgg na ndox ay fleur am rafet nañ xetam rafet na mën nga ko def ci pot comme sunu pot yi mu jàll comme mën nga ko saxal mu am benn taxawaay bu mag bi lantana Camara nag garab la boo xam ni dafa bëri ay ferñeent gis nga biñ ci waxtaanee ba ñu xool ko dugal ko fi ñu ko war a dugal yëpp gis nañ ni dafa am ay acide lantana Camara baax na pour sinusite baax na pour asthme baax na pour des infections pulmonaires pneumonie nga xam ni jamono ji lu sonal askan wi la baax na ci cataracte baax na ci nopp buy metti waaw moom dinaa ci ñëw ni muy fajee cataracte baax na ci bëñ buy metti mais itam boo demee ba ca reen ya dana baax ci prostate baax ci cancer prostate baax ci cancer de manière générale mais en même temps itam baax ci ay ballonnement lu ñu naan météorisme intestinal mës nañ ko wax météorisme intestinal mës naa la ko wax ca Ngolañ. ca Ngolañ waaw météorisme intestinal. nga xam ni parce que garab bi dafa antibactérien la antiviral la anticancéreuse la. anticancéreuse. bu baax sax bu am doole parce que dafa am acide yu ci nekk acide ursolique bi ci nekk acide oléa-linoléique bi ci nekk. am na acide caféique loolu beneen problème la mais garab bi itam antiviral la puissant antibactérien la carminatif la c'est-à-dire garab bi tey damay ñëw ci xob bi. mais sang bi lii doy na wax de. ak moom lii. waaw lu mu nduróo lu ñàkk fayda. ma ne ataaya dong laa ci doon def. waa baax na ñu koy ataaye surtout ñu am ay problème cataracte ñu am ay problème sinusite parce que xob bi dafa nekk lu ñu naan carminatif. dafa baax ci météorisme intestinal mooy lan tey ki nga xam ne biir bi day am ay ballonnement de gaz
donc boo ko defee sa thé dana baax soo amee ballonnement gaz ci biir bi ballonnement gaz ci biir lu koy waral mooy nit ki lekk ay féculents wala lekk ay xeetu lekk fermentation boobu des léegi nag su fekkee nit ki lii nga xam ni carminatif la c'est-à-dire dafay jël gaz boobu déjà génne ko ci intestin bi mu génn mais en même temps production gaz bi biir bi di liggéey nga xam day dem ba funki biir bi naan kii nit ki di ngelawal dafay réduire production de gaz bi nga xam ni moo nekk ci mbàq bi ci estomac wala ci intestin doomu aadama bi xob bi loolu mën na ko mais xob bi tam antioxydant la anti-inflammatoire la moo tax dafa baax ci pneumonie baax ci les infections pulmonaires antiviral la antibactérien la parce que xam nga infection pulmonaire Mouhamadou Mansour lu ëpp lu koy joxe ay virus la ak ay bactéries. mais lu tax moom mu nekk xeetu épice bu am menthe ak yooyu sorianto loolu ak mbal te ñu xaw a am tuuti lu ñu laale ci paj. waaw boo koy xool sax dama lay wax ne dañoo bokk lépp ci paj ak mbal. pratiquement waaw. moom mbal dañu bokk lépp ci paj bokkuñu sax famille. te bokkuñu famille. mais nag boo ko xoolee garab yi comme la wax dafay bëri ay principes actifs mais nag bii dafa am benn garab bu ci ne dafa am principe actif molécule bu ci dominant. ok kii tey mbal mënul ci prostate bien vrai que mbal mën na ci les infections pulmonaires mën na ci infection les MST comme bii mën na ci bélénorragie comme bii mën na ci chaude comme bii mais dafa am fenn fu ñuy wuutee moo tax loolu mooy différence plante yi mooy li ma la waxoon ci plante yële ne la su ma nee la acide bii rek dafay faj cancer nga defe ne non daf koy faj ci partie bii kii itam moom mbal am na lu ñu nduroo mais ci am na partie yoo xam ne mbala ko ëpp doole par exemple ci eczéma ci psoriasis ci sclérose en plaques mbal moo ko ëpp doole donc garab bi tey jii boo amee cataracte boo ko jëlee nga toccal ko wala nga xooj ko ci ndox di ko tuufoo garab bi rek laa mën a assurer nit mën na ko tuufoo ci à des doses yu ndaw ay gouttes nga mën ko doser mu faj cataracte mais mu am na menthe. am na menthe baax na ci nez bouché ñi nga xam ne tey da nga soj waaw di kii nga xam da nga daan jël ay menthe di ko màcc boo ko jëlee itam nga toqal ko sa bakkan daf koy dindi mais en même temps itam dafa baax ci infection pulmonaire baax ci asthme parce que xam nga li tax waaw infection pulmonaire wax naa la ni infection pulmonaire dafay jàpp les alvéoles pulmonaires alvéoles yooyu ñoo ngi nekk ci catu bronchial yi waxoon naa la ko ca ngoloñ alvéoles yooyu nag ci la infection bi di jàpp mu def inflammation nit ki commencé am problème infection pulmonaire am problème mu respiration am problème mu noyyi parce que alvéoles pulmonaires yooyu waxoon naa la ni comme marché njóobantaay la marché Sandaga la boo xam ne dafa am échange entre deret ji ak air bi ak gaz carbonique bi nga xam ni nit ki ngelaw li su nekk am asthme wala infection pulmonaire ngelaw li nga xam ne mooy jóge ci biti jaar ci bronche yi ak bronchiole yi dem ci alvéoles yi mooy jël O2 bi muy oxygène de l'air bu baax bi ñuy noyyi yóbbu ko ci deret gi jàllale ko deret gi itam yëkkatiwaat oxygène di oxygène de carbone bi yóbbu ko jox ko jàllale ko waat ci deret bi mu jaar ci alvéoles pulmonaires yi nga xam ne milieu d'échange la mu génn mooy nokki gi ngay nokki donc garab bi antibactérien la ba pare itam dafay dilater nit ki ba nga xam ne dafay mën a noyyi normal donc moo tax mu baax ci asthme les asthmatiques bu ñu koy utiliser daf leen di faj bu baax moo tax gis nga si suñuy étude ak yow ñoo ngi fexe garab gi mën a nekk ci ay base yu yeneen plante ci yeneen li ñu koy booleel ba patient bi ba nit ki bu koy utiliser gën a mën a jëm. parce que dafa bokk ci plante yi nga xam ni bariwul sax Sénégal non seulement bariwul fi mais ñi ko xam sax bariwul parce que am na ñoo xam ni buñ ko gisee du ñu xam lu dul buddi sànni donc ak Biokénéa lañ ci nam expérimenté parce que ñaari façon lantana la waaw camara bi ak roman bi mais yëpp benn la waaw bien vrai que gis nga bii c'est un peu citronné maa ngi la koy wax sànq moo gën a neex mooy gën a am goût piquant voilà mooy gën a piquant donc dina ànd ak fine forme yi dana ànd ak ay thé dana am yoo xamante ni incha allah bientôt ñoo ngi koy lancé pour nit ñi mën ko utiliser mais ma ñëwaat itam ci xob bi parce que garab bi c'est intéressant dafay faj sinusite xob bi waaw xam nga sinusite nit dafa am lu ñu naan ay sinus si bopp bi xam nga sa bopp bi sa jëbi sa bakkan yi lu ñu naan ay sinus frontal maxillaire nit ki buy utiliser garab bi comme ni nga koy defee sa attaaye su fekkoon ne da nga am sinusite da nga gis ni sinusite bi dafay dañ
ok moom c'est très efficace surtout nga koy def journalièrement nga di ko def sa thé nga di ko def sa ndékki ànd ak moom mu accompagner la parce que actuellement faj waratul nekk rek di jël toujours des médicaments mais da nga ko war a boole ci sa alimentation. c'est important. meilleure façon ci nit pour mu faju mooy alimentation te xam nga plantes yi c'est des compléments alimentaires ay lekk la yoo xam ne bu fekkee xam nga yan plante ngay utiliser nit ki yaa ngi koy faj en même temps di ko joxaale muy lekk. donc loolu mooy sinusite donc sinusite inflammation mooy am ci muqueuse yi. bu ko defee nit ki di commencer génne ay baqata wala mu jàpp bëtam yi. wala muy am problème mu ay sëqët ak yooyu di def ay toux ay nez bouché loolu mooy sinusite. donc nga gis ni kon xob bi ci diggante asthme ak ci diggante sinusite ak infection pulmonaire la ay soo demee nag ca tige ba moom moo gën a mën en réalité tige bi moo gën a gaaw ci faj asthme en même temps. mooy car bi nii. mooy car bi. car bi dafay faj en réalité asthme. mais itam dafa baax ci problème mu cataracte ak glaucome nduroo nag kii mais kii sinusite la gën a mën. xob bi ak yenn feebar yi ma la wax comme ma ne la sa nopp metti nga jël ci ndox mi def sa nopp mu bàyyi lu ñu naan ORL wala sa bët wala yooyu mais kii car bi moo gën a mën moo gën a ay ci asthme en réalité waxtaan nañ ci asthme ba tàyyi moom asthme lay gën a faj. d'accord léegi tige bi ak xob bi ñoom ñaar war nañu def ay effets yu am solo ci santé nit ki boole ñoom ñaar. tige bi ak xob bi ak reen bi. reen bi dañ koy. ñoom plante boo jëlee plante bi yëpp. entièrement. moom li mu gën a mën a faj mooy wàllu cancer. waaw boo ko jëlee utiliser ko en même temps. parce que li ci nekk parce que moom boo ko jëlee en tout dafa am lu ñu naan acide oléa. linoléique ak acide ursolique ñaari acide la yoo xam ne. am na garab gu mu nekkoon. bokkul acide linoléique. oléa linoléique dérivé bokkul. acide bi acide ursolique la ak oléa linoléique ba acide linoléique la. ñu benn. am na différence. mook acide ursolique. mais ñaari acides yi boo leen composé. moo tax gis nga garab ni ñu riche. dafa baax ci cancer parce que antiprolifération la dafay tax nit ki su amee cancer. surtout cancer prostate. xam nga prostate garab bi mooy faj prostate sax moom ci boppam. parce que prostate xam nga ni moo ngi nekk ci kaw naq bi vessie bi. ak ci rectum bi mu ak anus bi nit ki fi mu demee suuf. mu nekk lu mel ni rek xeetu dànq. xeetu kankorong bu ndaw. foofu la nekk am mel ni lu ab saal. gis nga prostate. bépp góor bu am 40 ans 50 ans war nga ko maytu commencé préparer wu bañ a téye say saw lu yàgg ndax vessie bi. mais di utiliser plante yi parce que plante bi en même temps dafa baax trop ci prévention ñi nit bañ a am prostate boo xam ne taux PSA bi day yéeg wala mu dem cancérisation de la prostate moo tax garab bi lu mu gën a baax mooy ci gëstu bi ma ci def ak xam-xam. mooy li mu gën a mën mooy faj cancer prostate ak prévenir nit ñi ci wàllu prostate li tax. ñaari acides yu ci nekk dafay acides yu important. acide la yoo xam ne soo ko xoolee antiprolifération la maanaam dafay tax cancer bi du màgg di dem. du tas yaram bi. mais itam daf koy dànk comme ni ma la ko waxoon. mais ci naka. parce que moom xam nga nit ki dafa am ay système immunitaire boo xam ni moom nga judduwaale. ak boo xam ni moo la dab. mu ñuy wax système immunitaire acquise ak inné bi nga judduwaale système immunitaire inné bi. dama lay wax ñaari acides yi li ñu amee doole. suñu demee ba am benn agresseur bu dugg ci yaramu nit. moo xam microbe la moo xam virus. bu duggee ci yaramu nit ki automatiquement système immunitaire boobu nga xam moom nga judduwaale muy inné dafay taxaw mel ni ay soldats. mel ni bu amoon ay manifestation yam nga gis soldats yi taxaw. def ay rang def ay sàppe fas yéene jàmbaarloo Moodu ak Samba ak Demba moo xam Moodu yor na xeer Samba yor na xeer Demba yor na xeer waaye ñoom dañuy taxaw waaye nag manifestant yi. wala agresseurs yi nga xam ne gendarme yi taxaw nañ muy système immunitaire inné bi mën nañ dem ba ëpp doole système immunitaire boobu wala gendarme yooyu nga xam ne actuellement ñoom ñoo taxaw. pour défendre l'organisme. bu boobaa nag
dafa am benn réponse immunitaire bi am muy système immunitaire acquise mooy bi nga xam ne yaram bi daf ko fàggu boobu nag du génn chaque jour du génn tout le temps moo nga mel ni tey jamono yi manifestation yi amee fii bi ñuy génn militaires yeeg ñeneen ñi mooy dernier recours yaram tam am na loolu ok dem ba génne système immunitaire inné bi ngir lan mu défendre mais système immunitaire inné bi li mu utaleeg système immunitaire acquise bii nga xam ni à partir ci benn action cytokinine mooy ay cellules yoo xam ne dañuy def mouvement moo neex cyto baatu grec la cyto mooy cellule kinose mooy mouvement kon cytokinique action cytokinique boobu pour mu am ñooñu ñooy orienté lu ñu naan cytokinine yi cytokinine yi ñooy orienté les cellules en mouvement ñooy orienté système immunitaire bii nga xam ni c'est acquise ok pour lan mu xam ni Modou mooy sànni xeer waaye Demba sànniwul xeer d'accord mu mën a cibler cellules cancéreuses yi mën a cibler samba boy yi dugg ci yaram bi ba mën a dem à partir des récepteurs ak ay signal yoo xamante ni cytokinine yooyu dañ koy jàllale ay xibaar lancer ay signal les cellules cancéreuses ak cellules yaram bi mën a ñoom itam préparer des attaques pour mën a attaquer spécifiquement mais bii pas nekkul système immunitaire boo xam ne mooy système immunitaire bi nga judduwaale mais système immunitaire bi spécialiste la si bu jógee di xeex xam na Modou mii yor xeer bi fan la nekk xam na fan la nekk identifier na ko mais action cytokinine bi ma la wax muy les cytokinique bi les cellules en mouvement ñoom ñooy déclencher à distance en proximité ci lu jege ci lu sori ñu wax cellules yële préparer leen jox leen des informations ñu jël ay signaux pour mën a def attaque d'accord su fekkee cellule bi comme ni ma la ko waxee woon dafa laaj mu dee ñu jox ko ay signal par des récepteurs dañu jël ay signal mu mën a dee par apoptose cellule boobu faatu bu ko defee nag garab bi kon moom ci wàllu intelligence am xeex cancer am na fu mu xaw a sàccante tuuti ak dimbu wala wen bu baax mais bii c'est plus grave bii c'est dafa yéeme parce que bii yemul rek ci xeex ko mais dafay ñëw en renfort parce que système immunitaire bi déjà am na loolu mais dafay ñëw en renfort mais dafay ñëw moom spécifiquement c'est-à-dire ce système immunitaire bu ñëwee moom dana xeex cellules cancéreuses yi xeex lii mais kii buñ ko wooyee en renfort moom dafa am lu ko tax a jóg xam na ni lii moom ab jaasi rey ko bomb moo koy rey mu jóg te buy jóg day jóg ak feebar boobu rek koy tax a jóg d'accord mais dafa am lu koy orienté mu dem ci feebar bi mooy cytokinine yi cytokinine yooyu nga xam ne c'est des cellules en mouvement waaw wax naa la ne cytokinose la cytokinose ñoom dañuy wër dafay xibaar yeneen cellules yi si ñu préparé wu en conséquence si ñu jël seen matawaay moo tax sëñ bi système immunitaire doomu aadama rek war na tax nit ragal yàlla dëgg organisation la léegi nag acide ursolique bi ci nekk ak acide oléalinolique bi dafay favoriser loolu ba système boobu gën a am doole système immunitaire bi mais ñu gën a mën a identifier les cellules cancéreuses mais information bi parce que cytokinone ni ngi ñee ko xamul comme ay hormones la mais bokkul wala ay anticorps mais moom dafa spécifique te du génn tout le temps su demee bay génn ci yaram rek xamal ne am na lu muy jàmbaar lool farataa koy tax a génn farataa koy tax a génn moo tax dafay faj prostate kii mën na si faj canceru prostate mais ak prostate parce que nit tam su fekkee ne prostate dama lay wax avant muy dem cancérisation nit mën na am prostate di jóg guddi lu bari di am toujours envie d'uriner bu demee saw yaakaar ni saw mi des na loolu prostate da ko def wala sax mu bëgg a dem saw tawaale di mooy garab bi balaa muy yegg ci garab bi mënatu ko téye xeeti prostate la moo tax ñun am nañ ci ay garab yu tudd HPA1 nga xam ni ñi nga xam ni bu ñu sawee tout le temps guddi gi dañuy jóg lu bari wala bu ñu demee toilette saw toogaat tuuti amaat envie am rétention d'urine muy HPA1 ak HPA5 ci ay molécules yoo xam ne Biokénéa moo ko xalaat composé yoo xam ne Biokénéa defar na ko composé na ko ba pare joxaale la Verno 24 bi nga xam ni day tax nit ki du dem cancérisation de la prostate parce que am 50 ans jëm kaw lim leen di dal dafa bari lool
léegi nag prévention bi garab gi mën na ko acide yi si nekk muy ursolithique bi daf koy prévenir en même temps dafay faj cancer prostate moo tax garab la goo xam ni sëriñ bi c'est extraordinaire mais nga xool yow boo ko xoolee di ci attaaya bul defe ne yaa ngi naan attaaya yaa ngi defaale prévention ci prostate ak cancer prostate ak yeneen yaa ngi fajaale ci jamono ji infection pulmonaire bi nga xam dafa bari yaa ngi fajaale en même temps lépp lu jëm asthme ak yooyu bu fekkee ni da nga asthmatique moo tax sinusite moo tax sëñ bi il faut ñu comprendre leen il faut ñu comprendre ni garab yi du ay caaxaan il faut ñu comprendre ni plante xam-xam la bien vrai que ni xaw nañ ko ñàkkal fayda mais nag te da ngay xool sëriñ bi par exemple ci plante en général malade yi ngay traité xam nga mooy nekk ñaan par exemple traité nañ une femme ci cancer du sein baax acide ursolithique baax na ci cancer du sein bëgguma dugg ci cancer du sein tey xoolal ñi ngay faj cancer du sein wala yenn cancer ñu nekk à des stades yoo xam dañuy ñëw nga faj leen ñu dem ba wér mais en général am na ñoo xam ne du ñu wér xam nga li tax parce que bi ñuy ñëw ci ne dañuy jël plante fekk ne ñoom produit chimique yi ak chimiothérapie yi yàq nañ seen yaram ba jeexal rek ba ñu jeexal donc yow plante bi wala phytothérapie bi di spécialiste moo ngi ñëw ci bi ñëpp nee ne jeexal nga à partir de foofu mu bëgg laa faj foofu les résultats moo ngi am mais j'aimerais bien nit ki muy combiner les deux médecines. tout à fait te buy faju mu ñëw à temps mu wóor ma ni kii da nga koy faj. ay anticorps mu ngi dund ba léegi. sëñ bi nit boo ñëwee ci am cancer du sein ci benn état bi dama lay faj nga wér. incha allah c'est pas des trucs quoi c'est-à-dire loolu xam-xam la boo xam ni moo ngi mel ni ñu am ay tension nee naa léegi nit nangootuma mu am tension fii Sénégal. on a des feuilles yoo xam ne extraordinaire dugal naa ko ci ndekki nit ñi nangootuma nit di am tension nangootuma nit di am problème mu reflux gastrique wala ulcère am na dossier yoo xam ne liggéey ba def ko ci ay tiges. ci ay tiges def ko ci ay plantes def ko ci ay tisane def ko ci ay xob def ko ci ay ñax def ko ci ay ndekki vraiment ay maladies cardiovasculaires nangootuma muy daaneel sénégalais yi réglé nañ problème boobu féete na suñu gannaaw ci ku bëgg a wér mu des cancer yi nga xam ne moo am problème ñoo ngi koy faj actuellement keroog parce que sunu machine bi nekk Liberté 6 léegi dañuy def taux de guérison ci cancer on est à 37%. mais li tax 37% bi ñu constaté ñiy ñëw en général sëñ bi gars yi condamné lañ leen mais ñi nga xam ne ñëw nañ à temps dañu am guérison. donc man gis naa ni il faut que nit ñi gën a veiller seen wér-gu-yaram amul lu gën plante ci faj nit. seulement rek comme ni ma la wax garab bi. xam nga maa ngi ci wax lu baax pourtant am na toxicité de. waaw ci moo nekkoon sama question sax nag pour wax ni nañu moytandiku dem laajte lantana fan la nekk nga jël ko commencé baxal di naan dafa am ay conditions parce que am na ay loraange yi ci nekk sëñ bi lantana sa dama lay wax. yow mi si dafa toxique. toxicité bi nag su ma nee la dara dafa toxique mooy dafay yegg à tant de %. waaw à tant de milligrammes par gramme par kilogramme toxicité bi ñëw mais loolu xam-xam la. c'est-à-dire il faut nga calculer net il faut tant de grammes pour tant de milligrammes pour tant de kilos. pour tant de jours parce que dara mën na bañ a toxique tey à la longue nga koy utiliser toxicité bi commencé feeñ seeram. ok donc duñ ne la lii daa toxique nga naan ko tey rek toxicité bi feeñ seeram. mais au fur et à mesure nga koy naan te xamoo ni nga koy naanee. mën na indi ay jeexital ci yaram. mais itam sëñ bi garab bi fàtte naa la wax ni sédatif la boo bëggee nelaw mën nga koy nelawoo. day dalal ça c'est vrai nelaw moo am na moom. waaw yow léegi garab yaa ngi may laaj ba xam bi noo defee test man la Ramadan moo tax du ma mën a wax test. waaye loolu moom gis naa ko ci test bi. parce que fi mu ne bu may def ak yow émission nii tuuti ma xaw a gëmmentu. sédatif la tranquillisant la. baax na ci ñu am problème mu xel mu jaxasoo. donc baax na ci ñuy liggéey yu bari garab la boo xam ne itam. moo tax mën nañ ko utiliser de toute façon bientôt dinañ leen ko defee sous forme de tisane. parce que am na yeneen tee yu biokénéa bëgg a génne. c'est important. bientôt ñu may ñu def ko sous forme de tisane nit ñi mën ko utiliser mais actuellement mën nañ ko utiliser pour traiter nit ñi sous forme de sirop ci ay côté ci problème mu cancer prostate ci problème mu asthme loolu c'est
c'est disponible à l'instant mën nañ ko def incha allah. sang bi ñu ngi lay sant bu baax moo fàttali leen nag nañ ko ñaanal ñun ñëpp waa Sénégal nañ ko ñaanal bu baax ndax saa bu ñu ko waxee benn garab wala mu dox ba gis benn garab boo xam ni war na ci def ay gëstu war ci dimbali ay nit faj leen ci dootul nelaw guddi dootul nelaw bëccëg mu ngi ci ay gëstu ànd ak ay gëstukat mu ngi ci ay laboratoire pour jéem a génne ci wàllu xam-xam loo xam ne bu ko tegee ak ay molécules kenn du ko weddi mun nañ ko li mu fi wax nii sànq mun nañ ko internationaliser pour wax leen ni ba ñu commencé émission bi ak Bio-Kénéya ci xalaat bu am solo bi ak format bi dootul yàgg incha allah wax leen ni xam-xam dong mooy dëgg xam-xam rek moo am solo incha allah sëñ Gora dina waaj sax bind benn téere boo xam ne tome 1 bi dina génn ci mois de juin loolu dafay certifié loolu dafay gën a confirmer. maa ngi ko tuddee Naturmed. Naturmed pare naa dama nekk rek ci correction yi mais c'est déjà finalisé donc ak impression bi. Naturmed la tudd. loolu dafay wane confirmation di dëggal ak précision bi nga xam ni mu ngi ci xam-xam bi nga xam ni moom lay wax télévision baax na audio baax na waaye am na ñoo xam ni amuñu teeylu googu ak dal googu te comme xam-xam la mu def ko nag ci ay xët nag bind ko benn téere boo xam ni mun nañ ko sax jàng ci université yi mun nañ ko jàngale fu nekk te wax naa ni dama koy tooñ yenn saa yi sëñ bi ma ne ko ku ñime yàlla day bu jëlee daanaka ñett ci suñu émission donc bu ko mokkalee wallaay mun na ubbi cabinet ndax li ciy génne ci wàllu xam-xam defe naa ni loolu kenn du ko weddi ndax li fiy génne ci wàllu xam-xam te lépp ci ay gëstu ak njàmbaarte ci la koy teg mu tegu ci xam-xam bu leer naññ nag sang bi kon ma bàyyi la nga nuyoo nga tàggoo suñu mbokk yi ñu doon seetaan. waaw Mouhamadou Mansour maa ngi tàggu ñëpp te di la gërëm encore ndax koor gi mel na ni xawoon nañu xoj waaye sant yàlla mais nag ñu xam ni. waxoon naa ni war nañu waxtaan ci calawliit. moment bi la. dinañ ci waxtaan. dinañ waxtaan ci xos. dinañ waxtaan ci ngañ yi. waaw yooyu war nañ ci ñëw parce que dafa soxlaal askan wi. incha allah yeneen série yi dinañ leen ko indil gën ko développé. fekk ñu génn ci koor gi ndax xam nga sàlle ni dañuy ragal koor ak ñooñu. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi kontaan nañu bu baax ci sang bi yéen ñi nga xam ne nag yenn saa yi ngeen ñi woo di laaj numéro Bio-Kénéya numéro bi 77 la 683 21 21 77 683 21 21 ngeen am orientation ci Bio-Kénéya ci cabinet yi nga xam ni tas na ko ci réew mi fu nekk ngir bëgg gën a jige askan wi dimbali leen taxaw leen ci paj moo xam ni dafay efficace dafay rapide dafay tegu ci wàllu yërmande dafay mën a dalal malade bi ko seet si dafay dalal xelam faj ko genn wàllu feebaram ci ni mu koy dalale ba noppi jox leen ay jumtukaay yoo xam ne doo ci sonn te dina neex a jëfandikoo neex a fajoo ndax dafa jiitu ci wàllu xam-xam bi ak paj mi ragal yàlla daf ci jiitu jox yàlla gëddaam daf ci jiitu di sant yàlla ci li mu ko jagleel xam-xam boobu daf ci jiitu itam respecté yàlla ci respectel ko jaamam yi ndax yàlla nee na cër bi ngeen am ci man da ngeen koy natt ci cër bi ngeen am ci sama jaam yi yooyu yëpp nag dañ ko dëxëñaale ci biir cabinet Bio-Kénéya moo tax bu ñuy wax ci cabinet bi wala ñu ciy liggéey di ci taxaw duñ ci demee sago ndax xër gi nga xam ne am na ko ci dimbali nit ñi ak dimbali waa Sénégal sang bi ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla gën a dëgëral sa taxawaay incha allah ñu ngi leen di jox dox daje beneen numéro ci seen émission Al Irchad ak waxtaan bi ñuy waxtaan ak sëñ Gora Seye te lépp nekk xam-xam kese ak yeneen innovation aussi yoo xam ni itam incha allah di ngeen ko découvrir ci kanam ci wàllu complément alimentaire ak yeneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.